waaw man maa ngi tudd madame Diop ma jigéen Diallo ñu xam ma ci La Lyon maa ngi dëkk Ziguinchor li Penda Guissé li mu wax du waa Sédhiou rek la metti pratiquement ñun ñëpp kuy doomu Sénégal rawatina nga dëkk Casamance metti na la parce que déjà li muy wax moom elle n'est pas cultivée parce que bu cultivé woon du wax li mu wax lii la ñuy wax rek ces soi-disant artistes ñoo xam ni elles sont mal entourées mënuñu communication parce que nit ki lépp looy def te xamoo looy wax rek yaa ngi créer musiba parce que déjà lii day créer frustration ñun ñi nga xam ne ay doomu Casamance lañu ñun ñi nga xam ne le ministre Abou Diop suñu frère la ñun ñi nga xam ne dañoo bëgg culture dëkk Casamance xam luy culture ça nous fait très mal parce que déjà li mu wax xamul sax ampleur bi mais nag on peut la comprendre parce que elle n'est pas instruite on peut la comprendre parce que du artiste matul la mu doon parce que bu nekkoon artiste dina peser li muy wax parce que bu nekkoon artiste day am staff bu baax buy génn communiquer dañ koy wax kii mu tudd nag tey muy le ministre Abou Diop muy ministre de la culture déjà man dama gis ni li ñu def ni day mel ni lii mooy indi toujours révolte injustice la kon ce qui veut dire que ñun ñu dëkk Casamance on n'est pas ministrable loolu la bëgg a wax parce que ce qui veut dire que Abou Diop lii ko président Macky Sall wóolu ko dénk ko ndombal tànk boobu teg ko muy ministre de la culture kon attanu ko dafa fekk xamul luy culture xamul fuy Sédhiou xamul fuy Casamance te moom ci boppam xamul cartographie Sénégal bu mu nekk comprendre nga soxna si parce que bu Pendo je sais pas c'est-à-dire nit ñi ñu ngi ko may bës boo xam ne mérité wu ko parce que li mu wax ne wax ju dugg dibitëri la génn xeeñ soble de soxna si looloo ko daal parce que li mu rectifié nii non kenn mënu koo fàtte surtout jamono bu mu tombeel na xoolal fii ba ay ati at saa yu ñu fàttalee coronavirus fàttaliku moom li mu waxoon ci ministre Abou Diop lu ñu waxoon ci ministre lu jëm ci Casamance yi wax lu jëm ci gouvernement Macky Sall c'est-à-dire lu may naqari di mais toujours mooy dañuy def seeni bêtise ba pare ñu ñëw ëlbatiku ne dañuy excuser wu parce que li mu wax dafa offensé ñun daf ñu offensé parce que li may wax ne mooy bu mu dëkkee Sédhiou laa pare ci moom mais c'est quoi ça kon Sédhiou bokkul ci Sénégal Sédhiou ñu fa yeewu duñu ay nit kon ñun ñu dëkk Casamance duñu ay nit il faut que mu arrêter parce que vraiment c'est trop tey instance yu mag yi yëpp biir Sénégal ay doomu Casamance ñoo ci nekk te kii ko nommé muy le président Macky Sall daf ko wóolu tey demal ci biir université ay temple du savoir demal université ponkal yee fa nekk muy le recteur Kourfia Diabara ay ñi nga xam ne ñeneen ak ñeneen ñoom Benoît Sambou ñu ay kàngam lan leen seen naw la ëppalee tey nga dem tey xoolal foire de l'agriculture barki Demba Ndiaye Ibrahima Mendy jógee fa ñii Doudou Ka ñeneen ak ñeneen mais c'est quoi ça xoolal ministre bu toll ni Assome Aminata Diatta dëkk Casamance di doxal loo xam ni kon ce qui veut dire que Penda dafa xamul li mu wax bu xamoon li mu wax wallaay nag dootu ko doon li ma la wax rek moo ci nekk wax bu dugg di bitëri la daa génn xeeñ soble te lii nag waaw dina xam ne ñun duñu bàyyi kenn kuy taqal suñu der kenn kuy tuutil suñu nit kenn ku ñuy sous-estimer mais comme ni ma la ko waxee rek Penda jarul ñuy hausser le ton parce que boo xoolee niveau bu mu toll c'est-à-dire dañoo yaakaar boo génnee rek def benn single te wayu fi dara ay xawma amoore yaa may xawma nag amul leen loo xam ne c'est éducatif y a rien de culturel ci lu mu woy kon mën nañ ko comprendre comme niñ koy waxee ne rek ay raa déggu lañ daal ñu jéggal ma parce que am na yoo xam ne neexul ci nga xam ni fi dëkk bi nga dëkk dañ leen di tuutil parce que tey moom li mu wax daf ñu tachel du Sédhiou rek waa Sédhiou du waa Sédhiou kese ñun ñii ñëpp dëkk Casamance daf ñu laal ñun ñii ñëpp gëm le président Macky Sall daf ñu laal parce que ce qui veut dire que li mu def dafa nommé koo xam ne il n'est pas capable de gérer mais xamul li mu wax ku dëkk Sédhiou xam ni ñuy yaree seeni doom ci culture li nga xam ni tey ñun moo xam ne mooy lël ñu xam ko ci li nga xam ne on le dit mooy kuyaan bu daanoo pakaaw na ku leen xamul dégg nga leen bañ nañ ba lépp loo xam ne mooy culture on se réfère à eux tey mooy ñu particulièrement ñi nga xam ne ay mandeng ñëpp xam leen seen fulla ak seen fayda nu ñuy yaree nit ñi mais Sénégal majeure partie genre Penda Guissé dañuy yaakaar ne kuy tëb di lëmbal di tàcc ko fecce ñooñu loo mooy artiste et c'est dommage tey ñu bëri ñu ngi naan tey quand on veut être bourgeois il faut être cultivé kon on comprend Penda il faut que ñu jox culture cëram xam lan mooy culture soxna si
je n'ai rien contre les artistes sénégalais am na ñi nga xam ni macha allah tubaar fakal la wooyoon nañu loo xam ne bibliothèque ba léegi lépp lu ñu day méngoog jamono mais je suis désolée pour ces gens de Penda Guissé je n'ai rien contre elle dama ko doon suivre Sen TV mais il y a des comportements yoo xam ne ci nit bu fa nekkee rek day refléter ci moom mais comme loolu la wax na jégalu na amul problème waaye du tee ñu wax ko mu xam exactement lan mooy lan mu ubbi waat dictionnaire mbaa mu dem laajaat staffam ñu jàngal ko communication c'est la base de toute réussite loolu laa amoon li may wax et di wax le ministre Abou Diop ñun ñii di ay jigéenam ñun ñi nekk doomu Casamance dëkk Ziguinchor lii duñ ko tolérer parce que déjà soxna si am na loo xam ni tey Sédhiou jeunes yi boo gisee ñu révolté dañ leen touché te gis nga nit la ñuy wax ne nit kenn du ko xeebal bësam boo ko xeebalee ngëmam rek nga lor ko waaye yaakaar na dégg nañu wax Kankourang dégg nañu wax Fambondi fu mu cosaanoo c'est dans ce pakaaw bi nga xam ne le digne fils Abou Diop foofu la cosaanoo kon na Penda seetaan bu baax lu muy xam te nañ ñu delloo lu ñu moom yaakaar naa kuy wax culture ba egg si Casamance daj dëpp ga